www.sangatv.com. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk yi ci gën a fës gendarmerie bu Diamniadio teg nag loxo ay samba boy yu àndoon doon def nag sudul noonu bokk na ci ay sàcc ñu doon jënd alalup sàcc ñooñe nag ñu fekk ci ñoom ay jumtukaay lu ca mel ni ordinateur fauteuil roulant yoo xamante ne poste de santé bu Diamniadio moo ko moom waaye nag la ca gën a yéeme mooy waajoo xamante ne rek da doon sol tenue gendarme naan moom gendarme la te mësu koo nekk mbirum Boy Djiné avocat ba nag ki nga xamante ne moo koy layel moom àdduna ci mbiram ndax tey jii la ñu ko waroon àtte ca tribunal bu Njaareem waaye loolee mësuta sotti ndax ki nga xamante ni moom mooy Boy Djiné ñu waroon ko yóbbu foofee ci kanamu àttekat ba mujj la dem kii nag di avocat bi jàpp ne ab càggante am na ci tukkee ci procureur bi ndax moom moomee moo waroon a taxaw kon ba ñu daal di jëlee Boy Djiné camp pénal yóbbu ko Njaareem bis bu ñu jagleel excision di nag aada jooju nga xamante ni moom la ñuy defal xale jigéen ñi di leen xarfal loole doon na loo xamante ne nii nee nañ jëlee ko ci Sénégal jafe na waaye nag li nga xamante ni nii moom mooy tolluwaay ba kon wàññiku na ci seetlu ci atum 2017 lim ñoo ko doon def wàññiku na ci téeméer boo jël ñaar fukk ak benn maanaam xale yi jigéen yi nga xamante ni toll nañu fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom-ñeent loolee seetlu gi la ci atum 2017 daañu waxit ci wàllu tàggateeram ak éliminatoire bu mondial basket nag ñi ngi koy waajal sélectionneur bi di entraîneur bi di Abdourahmane Ndiaye Adidas moom nag janoon ak taskatu xabaar yi daal di rek fësal fukki gaynde ak ñaar yi nga xamante ne ñoom ñoo war a teewal Sénégal te boobee jongante waaye lu ko jiitu nag daañu amal ab regroupement fii ci Ndakaaru ñaari séance laatu ñuy wutali Maputo ci jigéen ñi itamit xam nañu leen ñoom ñan la ñu fas yéene rek kon sekkal ci mondial 2018 bi ñeel nag basketteuse yu jigéen ñi ñu war ko amal fële ca Espagne jàpp leen ni nag kon daañu seq rek ak États-Unis Chine Lettonie ci poule D bi la ñu nekk jongante yooyu nag ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñaar jàpp fanweeri fan ci weeru septembre mbokk yi ponk yaa ngi ni ci yaatal gi léegi jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu ko waxee woon ci ponk yi gendarmerie bu Diamniadio nag teg loxo ay samba boy yu doon def nag sudul noonu bokk na ci sàcc ñu doon jënd alalu sàcc ñu fekk ci ñoom nag ay jumtukaay yu am solo bokk na ci ay ordinateur ay fauteuil roulant yoo xamante ne nee nañ poste de santé bu Diamniadio moo ko moom la ca gën a yéeme nag am na ab waaj yoo xamante ne moom tenue gendarme la doon sol nag naan gendarme la te mosu koo nekk Khadia Talla lañ ci àndal ak image yi tukkee ci Divcom. takk der brigade Diamniadio ñiy jóg ngir xeex ñaawteef teg nañu loxo ay samba boy yu doon sàcc ci benn këru docteur ci biir gox gi ñu yàgg wër sàcc yi yóbbu woon ay ordinateur ak ay chaise roulante. bi ñu saisiré bi ñu ubbee enquête gis nañ ne ki njëkk a teg loxo moom ci foofu la doon liggéeyee d'ailleurs moom moo installé caméra bi nga xam ne moo tourné jàpp ko biñ paree aussi jàpp nañ keneen koo xam ne kii moo nekkoon co-auteur moo nekk ki mu doon lëkkalool pour def loolu biñ poussé enquête yi pousse ko ba ci kanam gis nañ ne fukki nit ak benn bu yeneen fukki nit ak benn bokk nañ ci jëf jooju noonu ñoom ñëpp wër nañ leen ba gis nañ leen jàpp nañ leen retrouver nañ aussi 9 ordinateurs yi ak les 22 chaises roulantes lépp ñu boole ko jébbal ko procureur de la République à Dakar. anam yi ñu jàppee sàcc yooyu ci biir hôpital Diamniadio noonu la ñu def ngir rek teg loxo kenn ki doon mbubboo gendarme dem bay am fit di taxawal oto yi diggante Mbour ak Diamniadio bokk na ci lu yombal liggéey takk der yooyu benn taximan. bi ñu fa egsee bu mu gisee suñu oto rek dafa daw mais nañu topp ko daal di koy jàpp bi ñu ko jàppee dem nan daal di xool fa mu dëkk bi ñu fa gis nañ fa ay yére gendarmerie yu bëree bëri ak tenue militaire loolu nag firndeel ni moom daana sàcc si caserne yi. ban fa jógee wax na nu aussi sàcc na tamu phishing sàcc na olam ak yeneen nit yoo xam ne sàcc na leen ban ko ne ana yëf yi lu mu def collaboré na ne yóbbu nañu Colobane ba jàpp fa juróom benn nit biir Colobane si marché ba ñoo xam ne dañu leen jëf leen jaay bagage yi mu sàccoon. commandant brigade Diamniadio bi ñaax askan wi ñu bàyyi xel bu baax si képp kuy def naka sudul noonu wala ñu am xel ñaar ci yenn dëkkandoo yi. taximan boobu civisme ba mu àndal gis na nit koo xam ni kat dafa jalgati yoon mu ñëw boole ko yu mel noonu dañ koy soxla. pare gu ñu waxtaanee mbirum ki doon mbubboo douanier
beneen Samba Boy feeñaat daal di mbubboo gendarme moom it dem bay taxawal oto yi ci tali yi mu jot nag yenn koor yi war a bàyyi xel bu baax ci ñenn ñi nga xamante ni def naka sa dul noonu rek moo leen tax a jóg. procès bu Boy Djiné dàqate nañu ko tey jii nag ba weeru mars la moom Boy Djiné moomee waroon a teew kon ci kanamu àttekat ba ca tribunal bu Njaareem mujj la antu li ko waral nag ñu ne ab càggante daal am na tukkee ci procureur ndax moom moomee moo waroon taxaw kon ba Boy Djiné ñu jëlee ko camp pénal yóbbu ko Njaareem bu ñu sukkandikoo nag ci avocat bi nga xamante ni moom moo koy layal di maître Babou ñu teewlu ko ci micro Babacar Diouf. pare woon nañu ñun ci suñu wàllu bopp pour suñu taxawee tey. ñu mën a àtte Baye Modou Fall wante bu njëkk ba bi ñu ñëwee taxaw tam kenn andiw ko woon te kenn mënul àtte nit kenn ci ginnaawam loolu mënul nekk yoon nanguwu ko dossier bi ñeneen ñi ngi fi ñoom ñi ngi leen téye fii mais Baye Modou Fall ñëwul keroog biñ ko renvoyé tey 6 février foogoon nañ ni procureur dana jël ay matukaayam parce que loolu liggéeyu procureur la moom mooy jël ay matukaayam ak maison d'arrêt bu camp pénal pour ñu indi Baye Modou Fall amoon nañ ci yaakaar ndax déggoon nañu à peu près lu mel noonu ni Baye Modou Fall dana ñëw mais taxaw nañu tey ñëwul mais ñu dàq ko ba 6 mars li ma mën a dalal xel nit ñi rek mooy affaire bi bokkul ak yeneen yi. affaire yi ñuy déggee Baye Modou Fall Boy Djiné mooy affaire yuy dem chambre criminelle comme ay association de malfaiteurs ay vol commis la nuit avec nu mu tuddati arme yooyu défendre nañ ko Dakar mais bi tentative de vol la mi ngi mel ni ba mbir mi ñëwee biir instruction loolu la ñu commencé di ko topp vol commis la nuit en réunion association de malfaiteurs waroon na mën a dem chambre criminelle wante ci biir instruction bi disqualifié nañ ko ba wax ni tentative la rek loo xam ni jéem sàcc guddi te amul donc du affaire boo xam ni garaawul na noonu am nañu yaakaar ñun ni suñu yàlla yóbboo ba le 6 mars war nañ ko mën a génne ci dossier boobu. bis bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel aada jooje ñuy faral nag di def xale jigéen ñi lu ci mel ni xarfal tey ji nag lañu ko màggal fii ci Sénégal nag seetlu gi mooy wàññiku na sax naam am na ay jéego ñu ci war a def ndax ci atum 2017 seetlu gi xale jigéen yi nga xamante ne am nañu fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom-ñeent kon wàññiku na bu baax a baax ci téeméer boo jël ñaar fukk ak benn waaye nag loolu teewul kilifa yi dañoo war a nag gën a xeex ci wàllu woowee jaarale ko ci njàng mi ak tàggat xale jigéen ñi lu ni mel nag ñu ne ci bëj saalumu réew mi ak bëj gànnaaru réew mi lañ ko gën di seetlu Aminata Mbaxi Sow. bésub tey di juróom ak benn fan ci weeru février ñuy màggal bés bu ñu jagleel xarafal bi ñuy def si jigéen ñi ñu jàpp ne loolee lu am la ba léegi ndaxte bu ñu sukkandikoo ci ay estimation bu organisation mondiale de la santé moom jàpp na ni téeméer lu teg ci ay millions yu soxna ci àddina gi daañu jànkoonteel ak i jafe-jafe yooyule fii ci Sénégal nag jàpp nañ ci atum 2017 ab wàññeeku am na ndaxte boo jëlee ci xale yi nga xam ne ñu ngi am fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom-ñeent gis nañ ni wàññeeku na bu baax a baax ndax téeméer boo jël ñaar fukk ak benn yi wàññeeku na waaye nag bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni mooy représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance moom nee na dañoo war a gën a farlu ci information ci formation ak tamit ci éducation ndaxte moom dafa jàpp ne wàllu xarafal ñu bëri dañu jàpp ne ci religion la gën a liyewu maanaam ci diine waaye ba léegi ñuy fàttali nag ci ay enquêtes yi ñu defoon fii ci Sénégal ci atum 2016 jàpp nañ ni feebar yu gën a bëri nga xam ni dafay jëm ci jigéen ñi ñoom jàpp nañ ne bëri na ci soxna yi am fukki at ak juróom jàpp ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñu koy am te ñu jàpp ne dëkk yi nekk ci sud ak ci nord fii ci Sénégal ñoo gën a jànkoonteel ak jafe-jafe yooyu le ci biir Afrique nag ñu jàpp ni ay soxna yu bëri ñu ngi ragal ni ñu jànkoonteel ak xarafal yooyu le te ñoom jàpp nañ ne xarafal yooyu mën a jur ay xeetu feebar yu bëri surtout ay feebar yu jëm ci wàllu njur loole tax ñu jàpp ni fii ak 2030 bëgg nañ xarafalu jigéen ñi ñu dakkal ko ci àddina gi yépp
dakkal ko ci Sénégal bu baax a baax. Aminata Mbaare Sow Soukeyna Diallo moom bokk na ci ñi koy xeex nangu nañu nag ne ñi ko daan def kon wàññiku na bu baax a baax waaye nag ñu ne ay jéego des na ci gis-gisam nag mooy kilifa yi daal dañoo war a nag lal ay waxtaan maanaam ay kuréel yoo xamante ne dañuy dem ba fekk ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy def kon aada joojee ñu waxtaan ak ñoom ba mën leen caa génnee ñu teewlu ko moom Soukeyna Diallo ci micro Cheikh Hassana Fall. ñun dañ ne du xeex ñun dañ ne mbirum aada bi ñuy defal jigéen ñi te kenn bëgg ko tudd mu doon xarafal jigéen du wàllu xeex wàllu waxtaan ak askan bi wàllu yee sottante xalaat won yoon nit ñi mu ne leen lii kat yoon daka aaye lii kat l'islam santaanewu ko dañu war a sukkandiku si ñu dëkk si biir askan wi di làkk seen làkk di dund li ñuy dund donc loolu tax donc foofu mooy première doxalin bi fu ñu si toll mooy soo jëlee téeméeri jigéen yoo xam ne am nañ diggante ñi ngi soog a juddu ba am fukki at ak juróom soo jëlee téeméeri jigéen dañuy soo koy xayma fukki jigéen ak ñett nañuy defal aada bi loolu bëri na waaye néew na soo koy méngaloog fu ñu toll woon avant parce que fi ñu toll woon avant soo daan jël téeméeri jigéen ñaar fukki jigéen ak ñeent wala ñaar fukki jigéen ak juróom nañ ko daan def donc wàññeeku na mais ñun dañu ne wàññeeku bi mën na dakk te pour mu dakk nag il faut que ñëpp jàpp si. faw tamit district yëpp rek jàpp ci li nga xamante ni moom mooy ñàkkum garab bi bu fekkente ne nag bëgg nañu ko xeex loolee mooy seetlu gi pharmacie nationale d'approvisionnement nag daal di rek kon sàkku ci district yooyu ñu joxante loxo ki nga xamante ni moom mooy njiit la di Annette Seck Ndiaye yëkkati na ca ay kàddu loolee nag ma ngi ko waxee ca Kaolack ñu teewlu ko ak Ibrahima Diame. man de li ma gis tax na ba nga xam ne am naa yaakaar ne. bu ñu delloo ku ci nekk ci sa gox loo doon def benn di nga ko yokk ndax fexe ba askan bii nga xam ne ñun rek la ñu yaakaar daañu jot ci seen ay garab ci yegsi naa ci jegesi naa yëpp sottiwul nag benn fan loo gis mu rafet dañ ko rafetal kon boog man sama warigar mooy woo acteurs yi fexe ba nga xam ne ñu xam seen bopp xam seen liggéey xam seen toogaay ñu ànd lëkkaloo liggéeyal réew mi li ñu tax a jóg daañu ko liggéey ba mu mat sëkk ci waxtaan nag xuloowuñu xeexuñu dañuy waxtaan lëkkaloo ànd réfléchir te acteurs yi nga xam ne ñoo ma wër am nañ ci rôle bu am importance te yaakaar naa ne daañu ko liggéey ñoom lenn daal wër na mooy lépp loo xam ne askan baa ngi koy mbébét di ko xaar ci ñun di ko xaar ci ministère de la santé di ko xaar ci état sénégalais daañu ko doxal soobee suñu borom. ñu wax ci njàng meek njàngale mi ak kuréel gi nga xamante ne nag moom la ñu teg rek ngir mu lal ay waxtaan ci wàllu njàng mi nee na nag mi ngi ciy def yi jéego moom kuréel googee nee na nag ñi nga xamante ni sax ñoom ñooy syndicaliste yi am na waxtaan yoo xamante ni jot na ko seq ak ñoom te am na njortu nag bu rafet ne bu ñu jugee daal ci yooyee waxtaan jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci wàllu njàng mi dana daal di rek dakk ndax waxtaan lu am solo la tey ji nag amaloon nañu ab ndaje ci wàllu woowee Fatou Bintou Konté teewee woon na ko. jamono bi njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe bi école tijjee ba tey ay grève rek la ñuy jànkonteel comité du dialogue social bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllum éducation nag moom xam ne nañu ni ci crise boobee def na ci ay jéego. présentement système bi dafa yëngu maanaam grève yi bëri na grève yi nag li tax mu bëri dafa am ay syndicalistes maanaam ay organisations syndicales yoo xam ne dañoo am seeni plateforme revendicative n'est-ce pas di ko poser ay doléances foofu nag et ça c'est le protocole d'accord c'est signé depuis 2014. comité bi dox nañ ci ay jéego yu bëri quand même parce que boo gisee fan yële passé bi ñuy commencer di déposer les préavis de grève ñun dañoo woo fii ci siège bi tous les secrétaires généraux des syndicats les 7 syndicats dits représentatifs toog fii ci salle bi jël seen préavis ñoom ñëpp waxtaan ak ñoom ba pare jël seen préavis tënk ko ci benn document
moom mi nga xam ne ci Haut Conseil du dialogue social la bokk moom comité boobu ñu taxawaloon ci atum 2014 jàpp na ni benn solution rek moom moo fi am ci crise scolaire bi lay faaw ñaari parti mu di état ak syndicat ñu mun a toog waxtaan. li am solo mooy dialogue bi il faut ñu toog waxtaan parce que li ci nekk mooy ñàkk waxtaan rek a am mais problème bu amul solution moom amul fenn. tey nag ci talaata bile comité dafa daje woon ngir li nga xam ne moom moo di ay membre am mu suqaliwaat leen ci li nga xam ne moom moo di seen liggéey bu bees bile. renouvelé nag Saly alors am na ñeneen ñu bees ñoo xam ne ñëw nañ bokk léegi ci comité dialogue social kon li gën a am solo wala li gën a yenu maana moo ñooñee il faut ñu mettre leen à niveau. ci du dialogue social bi nag moom mi nga xam ne fanweer ak ñetti nit ñoom ñu ko seq jàpp nañu ne jamono ji li leen tax a jug rek moom moo di ñu liggéey ngir li nga xam ne moom mooy espace scolaire bi lee mu nekk ci jàmm ngir njàng mi mën a am qualité. jaajëfal ko bu baax Fatou Bintou Konté Mouhamadou Lamine Mbacké PDG bu institut finance islamique moom nag jàpp na ni finance islamique tey jile doon na ay fonds maanaam koppar yoo xamante ne nii mën naa dimbali bu baax a baax suñu réew yi Afrique yi ci maanaam xeetu projet yoo xamante ne am nañu ko moo xam ci wàllu koom ak lu mu te mën a doon rawatina ak projet yi nga xamante ne am nañu doole lool mën a indi sax askan wi njariñ kàddu yooyu nag la yëkkati ci bi nga xamante ne rek ñu ngi waajal ab forum bu mag di forum islamique loole nag ci Afrique sowu-jant lañ ko fas yéene rek amalee ñu teewlu ko ay kàddu moom Mouhamadou Lamine Mbacké ci micro Cheikh Hassana Fall Mohamed Dieng. forum bi nga xam ne ci lañ jëm muy 5e édition bi ñaari yëf moo ko tax a jóg benn bi mooy dajale fi ay borom xam-xam ak ay investisseurs yoo xam ne danañ mën a tax ay banque islamique mën a taxaw ci réew mi ak yu mel ne moom. ay banque islamique li tax mu war a taxaw ci réew mi day dëkk boo xam ne téeméeri ñoo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti ay jullit lañ fexe ba jullit yooyu bu ñu bëggee def ay transaction ay muamalat ay transaction bancaire ñu mën ko def ni ko banque moderne yi defee waaye mu doon yoo xam ne dafa dëppoo ak sharia loolu nag liggéey la bu yaatu boo xam ne sumb nañ ko depuis bu yàgg di institut privé ay état bi dañu ci jàppale te liggéey boobu itam boobaak léegi mi ngi am ay résultats danaa ci ñëw léegi waaye leneen li ko tax a jóg itam mooy investisseurs yi nga xam ne dañuy investir ci projet développement yi rawatina jox nañ bët Afrique waaye ci biir ñoom dafa am ñoo xam ne seen i investissement dañoo bëgg mu dëppoo ak charia ñooñu itam dañoo bëgg ubbi bunt bi ba nga xam ne ñu mën a xool suñu projet boo demee DGPU wala ministère du PSE banque classique la ñuy gis ak ñeneen waaye ñooñu leen finance xam ngeen ne financement bi doyut yaakaar naa ku doon laaj madame Ndiaye liñ soxla ci financement li moom moo ëpp li ñu amagul kon nag ñoom bunt yëpp la ñuy fëgg ci bunt yooyu nag ñun dañ leen di jàppale ñu ba bunt yi nga xam ne investisseurs yi nga xam ne islamique te investisseurs islamique itam ñoom solo lañ parce que boo xoolee ñoo tax Angleterre ñoo tax ne mooy capitalu finance islamique investisseurs islamique yooyu lañ bëgg xëcc. ñu wax ci yeneen i koppar waaye bi yoon nag muy nga xamante ni moom la ñuy jagleel goxaan yi ñu ne nag loolee daanu ko yokk bu baax a baax ki ko xamle di jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk gouvernance territoriale mu Yaya Abdoul Kane moom nag la mu wax mooy koppar yi nga xamante ne nii moom lañ leen daan jagleel séddale gi maanaam joxe nañ ko fañ ko war a joxe te askan wi kon gis nañ ci seen bopp bi yoon nag daañu fexe kon ba séddale gi nag gën a jaar yoon ñu teewlu ko moom Yaya Abdoul Kane di jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk kon gouvernance territoriale ci micro Pafara Ñing. réforme bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a def ci pour répartition fonds de dotation ak FECL bi ci réforme boobu nag am na ay yeneen critères yu bees yu ñuy indi mooy critères yu dem ci wàllu démographie wàllu pauvreté ndóol bi ci yenn communes rurales yi ak wàllu ruralité bi mais également partagé nañu ak ñoom projet de texte yooyu. li ma ñu mën a tënk ren mooy que incha allah dinañu gis communes yi dinañu gis yokkute bu mag ci répartition boobu di rafetlu aussi utilisation bu ñuy def ci fonds yooyu parce que rapport yu ñu fi présenté woone nañu presque collectivités territoriales yi ñu ngi jëfandikoo xaalis boobu nu mu waree. ñu dellu nag addu rek ci mool yi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ca Joal yàggul dara muy nag ñetti mool yooyee tax na nag tey jile ba rédaction bu télévision Futurs Médias def bu rek gëstu jëmale nag ca gaalu Plooco yooyee ndax gaal ya kon doon na gaal yoo xamante ni nii yu wóor la muy gaal yi nga xamante ni kon moom la mool yi di dugg di dem géej ndax defar ba jaar na yoon ndax bant ba nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo moom la ñu war a jëfandikoo am déet ndax sàmmonte nañu ak tërali nii ci wàllu
defar bi Maimouna Ndiaye demoon na doxantu ji ba fële ca Yoff ñu teewlu ko. ñii ñu ngi leen duppee ay charpentier ña ca des di saytu liggéey bi ana fan la toll am ci ñoom ay mool équipe bi booloo di liggéey ñaari gaal wante ci liggéey bi umpule wu ñu ne ca Joal am na jéye ju fa xew ab gaal bu suux ba ñetti mool ñàkk ci seen bakkan li waral jéye jooju ñu ne solu ñu woon li ñu duppee gilet de sauvetage njiital comité bi nekk fii ci Wakaam nee na am na nu mu ko gisee. gilet moom vraiment farataaluñu ko mais nekk na lu baax loo xamante ne ni accident bu mënti am rek boo solee gilet mën na la muccal si même boo génn àddina sax du tere say parents mën na am chance ñu gis la côté boobu dañ si négliger bu baax a baax. Mbisine Thiam moom charpentier la liggéey bi mu koy def ak léegi am na fanweeri at ana gaal bu baax nan lay mel borom kër bi yile tegtal la joxe. qualité boo ko liggéey dafa war a dëju dafa war a équilibré dëju boo demee si boor bi du fekk si boor bii mais liggéey gaal tëj ko ba mu mel ni big ba bu sa buum lonkoo sax boo jógee jëm jàll si bopp bi gaal gi dëpp yooyu tamit ay conséquences yu liggéey la mais kan koy liggéeyal moom mooy soxla loolu. bu fekkee la lu aaju la ci bant bi nga xam ni moom la ñuy liggéeyee gaal yi charpentier yi nee nañu amuñu ci benn sikki saaka. bant yi ñu liggéey gaal yi kay dara amu si lu dul baax bant yëpp ñoo baax amul benn bant bu ban bant yi ñuy liggéey gaal yi dara amu si lu dul baax. bant bi fii lañ ko jëndee si biir réew mi. fii si Sénégal gi lañ ko jënde si génnu région de Dakar fii lañ ko jënde bant bi béncene la. ci jamono bu waa Joal ñàkkee ñett ci ñoom ab gaal bu suux fii ji Wakaam ñi ngi xalaat ana nan lañu war a mën a soppee seen liggéey bi am ay gaal yoo xam ni yu mucc ayib la bu ko defee yenn jéey yi duñu ko faral di dégg. man mu yaay doxantu woon ba quai de pêche bu Wakaam ñu lay jaajëfal ñu wax ci tàggat yaram ak phase bu njëkk ñeel éliminatoire yu mondial ci wàllu basket tey ji nag ki nga xamante ni moom mooy entraîneur bi di Abdourahmane Ndiaye Adidas daal dinay rek kon fësal fukki gaynde ak ñaar yi nga xamante ni ñoom ñoo war a dem kon ca éliminatoire yooyee xam nañu leen ñooñe nag daanaka di nekk ca bitim réew di rek tàggat yaram foofee kenn daal mu nekk fii ci Sénégal muy Louis Adams bu weesoo loolu itam jàpp nañ ni dana am rek kon ab regroupement boo xamante ne fii la ñu koy tàmbalee ci Ndakaaru ñaari séance yu ñu fi war a def laata nag ñuy wutali Maputo dañ ci ànd ak Pape Fara Ñing. benn jour local ci fukk ak ñaar yi nga xam ne moom la ñu sélectionné ñu war a nag tàmbali jongante phase bu njëkk bi jëm ci éliminatoire ci mondial bi ci wàllu basket. Abdourahmane Ndiaye Adidas nag bëgg a compter ci joueurs yi nga xam ne am nañ niveau bu baax ngir mën a tàmbali jongante bi. échéance bi 12 yi ñu jël mais moom pour ñun mooy 12 yi nga xam ne ñoom pour l'instant ñoo gën a disponible pour jouer équipe bi. liste ñu am liste boo xam ne bu am 25 joueurs. donc ñu jël si ñaar pour xool ñu mën demee pour dem. ay joueurs yu mag gisuñu leen ci équipe bi ndax seen situation waaye Abdourahmane Ndiaye nee na waxtaan naag ñoom ñëpp. léegi suñu absent yi am na comme ni ma koy waxee suñu équipe bi am na 25 joueurs góor gi kaw bu ñu kaw góor gi ou Maurice Ndour ou Cheikh Mbodj ça am na y a eu des choix am na choix sportif mais FIBA permettre leen ñu di jouer NBA wala di jouer Euroleague di def fenêtre yi kooku ñu rek ñoo am problème boobu. même yeneen pays européens am nañu problème boobu mais ñooñu ñëpp joueurs yëpp amul benn joueur moom waxtaan. tournoi bu métti naam waaye Adidas nee na dina sukkandiku ci expérience groupe bi ngir mën a dem ci coupe du monde bi. joueurs la ñu am balaa ñuy dem Maputo donc préparation du guddi donc nañ jéem a liggéey te ay options yu simple pour que joueurs yi mën na. gaynde yi nag dinañ dugg regroupement fukki fan ak juróom-ñett ñu amal fii ñaari tàggatu laataa ñuy dem ca Maputo jeexal fa lii di préparation bi seen jongante bu njëkk ñu ngi koy amal ñaar fukki fan ak ñett seen diggante ak Centrafrique. Pafara ñi ngi soxna yi tamit ñi ngi koy waajal ci wàllu basket muy championnat du monde 2018 yi nga xamante ne ci Espagne kon la ñu koy amalee ñaar fan ak ñaar lay doon jàpp fanweeri fan ci weeru septembre sunu gaynde nag xam nañu ñan la ñu fas yéene kon langal ca groupe ba ñu bokk muy groupe D boobee États-Unis la Chine ak Lettonie
dinañ ci dellusiwaat ci suñu jotaayu xibaar lay doon mbokk yi fii la ñuy tàggatu ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew léegi ak xibaar yi ci nasaraan jërë ngeen jëf.